ñu bari bëgg réussir ci àdduna te foo leen fekk ñu ngi laaj seen bopp man lu tax mënuma ci génn ba léegi. pendant que ñuy tourner di gis borom alal yi di leen duloog ay nit yuy am lépp luñ bëgg ci àdduna te duñ sonn moo tax pauvre yi di ree seen bopp pour xam seen secret. mais su ma la waxee dëgg rek amul recette magique lépp lu borom alal am mën nga ko am. jusque ñoom choix yi ñuy jël ci àdduna dañ koy xoolaat ko te ci xel mu sell lañ koy teg. da nga bëgg a xam lan mooy sa problème 6 choses laa la andil tey yoo xam ne nii souvent pauvre yi dañ koy def alors que jamais de la vie nga gis Richard def ko. balaa dara alal affaire de bëgg-bëgg la kàddu yéeme la nag mais loolu mooy dëgg li utale riche yi ak pauvre yi ci ñaari mbir yi kese lay tourner. mooy lan mooy choix yi ñuy def ci àdduna ak habitude yu ñu am. ñaari équipe la yoo xam ne ni nit ñi gisee àdduna bi xaajul bay bokk moo tax pauvre day am problème bu ngand pour comprendre lu xew. pendant que pauvre baa ngi ci néegam di jàmbat di tox naan dëkk bi dafa metti heure boobu Richard baa ngi takk daalam di def sport di xool nu muy def ba génn ci. moment bi pauvre bi di fayeeku weer pour jëndee ko téléphone yére wala doxaanee ko même heure boobu Richard baa ngi xool lim am ci weer bi nu muy def ba investir ko ci marché bi. contrairement li pauvre yi di xalaat pour ñoom borom alal yee tax mënuñoo am xaalis ba léegi. non Richard sàccul xaalisu benn pauvre yow sa bopp yaay tëj sa bopp ci say propre comportement. ci benn cercle ngeen nekk cercle boo xam ne nii moo lay teree jël sa dund en main. première chose bi leen sonal mooy faire des choix identiques à ceux de la majorité. soo bëggee am résultat yu bokkul ak yi ñëpp am da ngay def lu bokkul ak li ñëpp def. et loolu leer na te yow mën naa comprendre. newoon naa la soo bëggee réussir bu def li ñëpp di def parce que ñëpp duñ réussir. Einstein aussi newoon na la dof mooy ngay def di defaat li nga doon def bëgg a am lu bokkul ak li nga doon am. les mêmes causes produisent les mêmes effets. li nga def tey ba mu andi la jàngoro boo ko defee suba dalay andilaat jàngoro. te loolu Richard yi comprendre nañ ko alors que fekk ci pauvre au contraire ñoom fi seen papa jaar fa lañ bëgg a jaar sans se poser des questions. dugg école am diplôme ut liggéey takk jabar après nga jéem a lijjanti kër. yoon boobu la pauvre yi topp te amuñu ci benn xel ñaar parce que loolu la ñëpp di def. jaar beneen yoon budul boobu sax pour ñoom xaru la dafa risqué. pauvre yoon bi muy jaar sore na ak yoon bi nga war a jaar pour problème mu xaalis wàcc la. soo bëggee am preuve demal xool entrepreneur yi ban yoon lañ jaar wala ñenn ci borom alal yi amul kenn ku leen topp ci yoon boobu. topp gétt gi rek di dem yoon la boo xam ne nii boo fa jaaree bukki bi dalay lekk bu yàgg balaa ngay yëg ni sax yow yoon bi nga jaar danger la. au lieu nga nekk di copier jikko yi nga jëlee ci mbedd bi ak seen kër laajal sa bopp lan nga bëgg dëgg-dëgg tracer sa yoonu bopp te bul ko utal benn limite. numéro 2 demander conseil à leurs proches en affaires. lii moom pour man mooy li gën a con ci li pauvre di def. jégalu ci kàddu yi maanaam ñoom ci seen papa yeeg ci seen yaay ak ci seen dijaay yi ci ñoom la ñuy dem pour laaj leen conseil ci wàllu business. ci boolu añ bi rek nga koy xamee wala bu guddi jotee ba ñëpp toog di waxtaan nga gis Modou di laaj papa Demba mi nga xam ni maçon la fa laa war a investir sama xaalis. mais réveillez-vous yeewu leen. nit koo xam ne nii ëppalewu la xam-xam ci li nga koy laaj conseil yi mu lay jox ba njëriñ la mën a amal. investissement ak business domaine bu sérieux la amul dégg naa amul yaakaar naa lu leer nañ moo lay may xaalis. lépp lu ngeen dégg balaa ngeen ci dugg vérifier waat leen ko même li ma leen di wax ci vidéo yi bu ngeen fàttalikoo mus naa leen koo wax yàgg na. bul nangu ko accomplirul dara ci àddunaam di la jox conseil sur quoi que ce soit. ku accomplirul dara ci àddunaam nu mu lay joxee conseil. mécanicien nan la mën a joxee conseil ci nan nga war a mën a entraîner ba jàpp forme. sa famille ak say xarit ak lépp ci bokk yam bu dee yëngatuwul ci domaine boobu mënu la say jox conseil. bonjour tout le monde j'espère que yéen ngi am jàmm ak salaam bu baax a baax ak fu waay mënti nekk en tout cas man maa ngi ci jàmm te maa ngi leen koy ñaanal aussi. épisode 7 voilà l'épisode 7 de l'autre concept. bu fekkee seetaanu go 6 épisodes yi jàll je te conseille nga dem seetaan ko parce que day tax nga gën a comprendre li ñuy expliquer fii. gëj naa fi raar naa ci concept bi du dara lu dul concept bee moo gën a dox moom ngeen gën a bëgg moo tax may gën a def concept bi et comme fan yëpp da ngeen ma ko doon demander ci commentaire yi beneen concept bi moo tax ma def ko donc bu leen fàtte partager vidéo bi aussi. bu fekkee abonné go ci chaîne bi aussi mun nga abonné aimer vidéo bi surtout bul fàtte seetaan benn publicité. jaa ngeen jëf. numéro 3 donner des conseils sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas. lii mooy loo xam ne ni pauvre day xëy suba ba ngoon di ko def te du yëg ni sax mu ngi rajaxe dëkk bi. mooy lan joxe ay conseils ci loo xam ne ni xaajul ba koy maîtriser. pour ñoom lépp lañ am xam-xam. il suffit ñu seetaan benn vidéo YouTube wala TikTok gis benn waay ci télé bi muy expliquer ñu jël loolu def ko arme jàppee seen bopp expert ci domaine boobu kuñ gis bëgg la say conseils. te li ci gën a garaaw mooy duñu yëgal seen yaram sax ni ñu ngi reelu nit ñi. résultat diw moo ni ma armée moo gën a gaaw pour tekki moo tax ma dem fa waa ji dem fa réussirul léegi yow diw nga perte sa personnalité perte sa valeur kenn dootu
la respecter. Par contre li si moom xam nañ seen bopp bu baax a baax et puis ay nit lañ aussi xam nañ que ni maîtriser wuñ domaine yëpp. boo ñëwee di leen laaj luñ xamul dañ naan la carrément li may laaj ñi maîtriser wu ma ko yabal la si ko maîtriser. et puis loolu day tax sax nit ñi jox la cër. day dem ba ñëpp xamee la ni diw si lépp loo ko dégg muy wax rek xamal ni maîtriser na ko. soo bëggee nit ñi di la xoolee nit ku dëggu ak nit koo xam ne nii lépp lu mu la wax njëriñ la waxal li nga xam wax li nga maîtriser te bul jug si dolli xam-xam. Quatrième chose, croire un interlocuteur sur parole. Patron, journaliste, sëriñ bi si koñ bi ki muy liggéeyal médecin bi pauvre mooy genre nit boo xam ne nii pare na pour gëm ki muy waxal sans mu am si ay preuve yu leer ak loo ko mënti wax. diw nee na ku nekk tuur 25 paan ndox sa buntu kër gars yi xëy tuur balaa dafa am takk leen morso bu xonk balaa jinne bi di la dugg gars yi xëy takk. pauvre bu feebaree sax dajeek benn meeru koñ bi mu ni ko xorom polle baax na si mu dem jëndi xorom polle naan. benn affaire la boo xam ne nii naturellement lañ koy def et li si gën a garaaw mooy dañuy espérer nit ñi gëm leen de retour. Baay Faal jot na nga takk say dëbës yëpp taxawee ne naan ndox sax ku la koy deflooti na la wax lu tax nga war koo def. nekkuñu ci àdduna bi pour dund nit ñi ku nekk sa dund nga am et puis nekkuñu àjjana ba nga war a mën a gëm lépp lu la nit wax. ñu bari fii dañ leen ndiroog ay nit yu am dara seen bopp yi alors que naada nekkul seen bopp yi. boo fi nekkee nag bëgg a def lépp lu la nit wax nga gëm ko sans ay preuve mu ngi mel ni nga takk say bët rek. et puis xamal ni c'est très dangereux surtout lu jëm ci wàllu investissement ak wér-gu-yaram. 5. Choisir la facilité. Voilà une chose boo xam ne nii systématiquement pauvre si la dëkk te lii du jug si yàq àdduna ñeme lu yomb. maanaam pauvre mooy genre nit boo xam ne nii si lépp lu muy dugg day xool nu mu gën a gaawee nu mu gën a nooyee temps bi mu si war a def nu muy def ba wàññi ko te kenn du ko si ëppale. genre jikko yooyu ku nekk si ñun xam nga nit bu ko am wala yow sa bopp sax nga am ko. ñaata maçon nga xam yu pare pour liggéey 1 an te duñ leen fay dara mais pour que loolu andi leen ay bénéfices dans 3 ans wala 4 ans amul mon frère. ñaaka mën a liggéey si projet buy fay 1 an wala 2 ans moo leen di xañ possibilités yi ñuy am yépp pour mën a changer seen dund. par contre lii si ñoom waruñu lu yomb parce que comprendre nañ que ni àdduna lépp looy am si am bu yomb en général du am njëriñ. ñoom xam nañ ni il faut nga def lu kenn deful pour am lu kenn amul et que boo wéetee yow kese ci say projet il faut nga am mental bu dëgër këj pour mën a gëm ni li ngay def dina dox. état d'esprit boobu nga soxla bu dee fas yéene nga problème xaalis wàcc la un jour. 6e chose, éviter de se remettre en question. beneen jàngoro ngi ni aussi boo xam ne ni si pauvre yi nga koy fekk buñ demee ba xam ni perte nañ xaalis bi ñu investiroon wala liñ doon lijjanti sottiwul pare nañ si munoo fexe bañ xalaataat beneen yoon buñ mën a jaar. et puis dañoo dëgër bopp gis nga boo jéemee sax di leen conseiller di leen expliquer naa leen affaire yi nii lay demee ci say échec ngay jàngee duñ la sax lijjanti dañuy préférer toog ne aw ma chance lii diw moo ma ko xañ li bokkul sama destin. en fait pour ñoom réussir affaire de chance la wala nit ñee la koy xañ. pauvre assumer responsabilité wu dundam jël lépp en main lu diis la si moom te xamul ni loolu rek moo tax mënagul changer dundam ba léegi. Baay Faal bu fekkee nekk goo fi nga bëgg a nekk ba léegi c'est parce que doona goo nit bi nga war a doon ba léegi. un point un trait. ñi ngay gis ñu matal lu rëy yëpp réussir nañ c'est parce que posé waat nañ seen bopp ay questions si ba mu jotee lan laa war a def lan moo manqué lan laa waroon def te def moo ko ban yoon laa war a mën a jaar téye sa dund en mais en fait te bul bàyyi kenn di la ko contrôler et puis bu dee yaa ngi si yoon bi di avancer rek ak vitesse boo mën ci yor day yàgg rek mais di nga yegg fi nga jëm. soo bëggee réussir si àdduna da ngay nangu ay critiques ba pare xoole leen comme ay yoon yoo war a jël pour changer booba di nga dem ba comprendre que ni dund bi jàng la budul jeex et que nangu ni juum naa wala man maa def erreur du gàcce. bu dee habitude yi ma fi lim nii gis nga fi benn boo xam ne nii mu ngi si yow donc xamal ni gis nga benn si tax mën a goo nekk riche ba léegi ak li tax doo ko mës a doon ba keroog ngay dee boo changé wul façon bi ngay gisee àdduna bi. dara musul wees nag soo bëggee réussir si àdduna jëlaatal sa dund en main il suffit de vous remettre en question xoolaat li nga dugal sa bopp bi lan la te nga xool li riche yi di def nga koy def. munoo bëgg a nekk médecin dem si defarkatu mburu di ko laaj fooy jaar volonté bu bëree bëri lay laaj ak fit bu bari parce que réussir si ginnaaw coono la nekk tapet du tekki. yaay xool nag bu la neexee fàtteel li nga fi jot a dégg yépp demaat continuer sa dund bi nga doon dund wala nga commencé waat beneen dund bu bees tàq tey bu lay yóbbu fi nga bëgg a dem suba carte yépp a nga sa loxo nag xoolal lu la neex nga joué ko. j'espère que vidéo bi neex na leen et que jàngee ngeen si dara si oui dites-moi dans les commentaires yi ñi nekk si commentaires yi. bu leen fàtte aussi partager vidéo bi bu baax a baax parce que partage bi su doxee vidéo bi di ñëwaat concept bii laay def. di leen wax aussi franchement kontaan naa si commentaire yi ngeen di commenter si vidéo yi quoi gis naa ñaan yi ngeen di def ak yeneen et ça fait du plaisir quoi ça fait du plaisir nga def benn liggéey comprendre nga ñu ñëw apprécier la ne la dafa nice li ngay def et cetera et cetera en tout cas man maa leen gën a kontaan quoi parce que commentaire yi bu mu duggee di ko lire sax du ma am envie génn parce que tellement gars yi dañuy ñaan rek que du positif quoi en tout cas merci à vous aussi jaa ngeen jëf nekk leen si jàmm.